seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf Delta Force alerte Delta tur wu nekk corona bàjjo bi dégg na ko suba tey gi yëral xët mu njëkk Le Quotidien corona indien bi ak ni mu ne jasarti dëkk bi journal bi moom la xëy di waxtaane ba jottali ñu kàddu yu bàyyee ko ci professeur Souleymane Mboup mi jiite IRSF muy wax ne guddi yu ñu toll téeméeri cas corona yu am ci réew mi fanweere ci corona indien bi la ñu jugee fa dal ci xët mu njëkk la yéenekaay fekkaat fa waxi wopp ji ba tey mu ñuy xamal ne ci 24 heures yi ñu génn wàññi nañu ci réew mi juróom-benni téeméeri cas coronavirus ak juróom-ñaar fukk ak ñeent journal bi bind na Covid-19 mi ngi wéy di tego dara ci anam wu jéggi dayo ci réew mi docteur Ousmane Dia mi jiite établissement public de santé di ñuy wax ci biir l'Observateur ne li ñuy dund ci l'hôpital yi réew mi jamono ji yamu rekk ci tension waaye tension bu tar la daanaka lali l'hôpital yépp fees nañu ba dem nañu tey ji ba nga xam ne bu ñu amoon possibilité nit feebaree Ndakaaru ñu mën ko évacuer ci yeneen régions yi dañu koy def état bu Sénégal ak li mu def teg ko ne ay misir ngir mën a fàggu ci wopp ji l'Observateur mi ngi ñu koy wax ndaje mi nga xam ne comité national de gestion épidémique amal na ko démb ci teewaayu ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr fa la ñu jëlee ay dogal ngir jàmmarlu ak troisième vague gi ci corona gi ca dogal yi l'Observateur nañu bokk na ci gën a waggar ci yi fi newoon mu di maskaw di raxasu di taaxoosel yi di dandante tey moytu dajaloo gi Vox Populi nañu ci gàttal semi confinement gi fi amoon mu di confiné wu à moitié loolee la ñu delloosi nee nañu delluwaat ca télétravail gi fi amoon ci tabaski gii ñu jëmit sàkku nañu ci ku ci nekk mu toog këram tabaskee fa ngir moytu déplacement yi sàkku it ci askan wi ñu dem ñàkku ji lise ko nañu dogal yi ñu jël soriwul confinement soit dañu xamale ngir kar njuumali fi nekk di mbas mi yóbbu ci réew mi junni bakkan ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent juróom-benn yi ci mujj rekk démb la ñu faatu gaañ ñi ibbiwaat nañu tiroir yi ñu xatiwaat pexe ya mu di stratégie de lutte ya teg ci taabal ji ministre de la santé ak action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr di wax ci xët mu njëkk journal bi ay kàddu yu xaw a dal am xel mu di juróomi téeméeri junni ñàkk yu ñu war a jot sa fii ak weer wi di dee njiital IRSF di professeur Souleymane Mboup di sàkku ci bépp matuwaay boo xam ne jëloon nañu ko ñu dolli ko ndax nee na dañu ko séq ak virus boo xam ne moo gën a gaaw a wàlle réew mi quotidien mel ne ku naan ñu foofee nag fa la coow la nekk ndax ni ñu bëgg a xeexee ak troisième vague gi jëmul kër xeexin wi géey na lool te tooy journal lay fa nañu moom kay li ñu jël ne mesure mu ne su ko sax tudde ay mesure li ñu wax ne moom la ñu jël ne ay matuwaay ci troisième vague gi daanaka geenu bëy la nëbbul ginnaaw dàquti weñ Walf Quotidien gis ne yëf yi sax dafa jaxasoo pëcc xoo la def ne Abdoulaye Diouf Sarr ak i ñoñam fa ñu ko bëgg a kal moo di ci ay recommandation ci jamono jooje Walf Quotidien mi ngi ñuy xamal ne dégg nañu ñenn ci ñi fara ci opposition bi ñu yëkkati seen kàddu di wax ne duñu nangu kenn di leen tegal ay restriction Vox Populi nañu waa CRD di congrès renaissance démocratique nee nañu bu ñuy wër li fi delloo si waat mbas mi nañu dem jàppi Macky Sall mooy responsable principal bu troisième vague corona bi ci réew mi réewum Sénégal ak li fiy génnee ci or journal Le Témoin nee nañu taxul ba léegi ñi ci réew mi gis ci seen bopp fukki tonnes yu or ak juróom-benn yu feggas lëf nee nañu moom la ñu produire ci réew mi daaw compagnie minière yi gagné ci 536 milliards waaye li ëpp ci or bi desul ci réew mi bitim réew la ñu ko yóbbu libération xëy ñu yóbbu ci mbiri jaaykat Bokar Samba Dièye journal bi mi ngi ñuy xamal ne am na lu ca yees cour d'appel joxe na ab wérdigam ba daan atijari sant leen ñu fay Bokar Samba Dièye 879 millions yi doomu aadama yi safoo artiste bii di Youssou Ndour di ko bëggee xibaar bu leen di neex mi ngi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi rakki Youssou Ndour di Bouba Ndour moo xëy di waxtaan ak waa l'Observateur ci li Youssou Ndour di waajal waa Sénégal Bouba Ndour nee na fan yi di ñëw réew mi dina yëngu ci bànneex nee na donte grand bi waxoon na ne dafay nuppalu ba ca kanam maanaam def pause musicale moom Bouba Ndour dóor na ko science baab ko ba mu nangoo duggaat studio Bouba Ndour ne waa àdduna bi dinañu gisaat meneen Youssou Ndour album bi muy wàcc moom Bouba Ndour moo ko produire te li mu ci mën a wax moo di ci album ba way wu ca nekk ab tube la. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndaloon ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi foofu lañ neem ak yéen ci xibaar yi ne suñu dafa pàttali ci li ci gënoon a fës. woote wàllu ay doomu Sénégal yu tàggat tembe diggante Maroc ak Mauritanie lépp semaine a ngi nii yoonu suuf yi lañ jëloon ngir ñëw tabaski si Sénégal ñaari élèves yu nekk ci lycée sénégalais bu Banjul réer géej ci gannaaw bi ñu demoon sangu ji am na ñeent ci seen yeneen i morom yoo xam te ne ñoom leer na ne ñàkk nañu seen bakkan ñi yor njàng mi ci réew mi naqarlu jëf ja am ca CM an muy élèves yu xottati seen cahier ak dëggaati seen blouse ndax kontaan ci l'école te ca waa ministère éducation ne daañu jëli daan ci mbir moomu mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ne woon ci micro bi ànd ak Abdou Thiam ci machine bi ñu koy jaajëfal ci kanam tuuti penco ngeen ci ànd ak Fama Dione jaajëf ñeeno jàmm
ak sa añ ak sa reer loolu kon daanaka la nga liggéeyoon balaa ngaa génn da nga ko lekk. soxna si yor doomam moom du weddi lu ni mel. lu nekk ñu ngi koy jànkonteel ci dëkk bii mënuñoo fexe ba génn dëkk bi sonn nañ ku ñu dimbale nag ñu jël ngir jëmmi yàlla suñu borom ndax sonn nañ torop nga xam ne yor xale di voyager par vol sax dafa metti rawatina nga jaar yoonu suuf. kilifa yi diplomatique yi Sénégal nekk fii ci royaume saoudien ñoom ñi ngi xamal ni ñi ngi waxtaan ak waa Mauritanie ba bu ëllëgee sax ci semaine prochaine yaakaar nañ ni dinañ ubbi frontière bi waaye balaa booba rek na fekk ni tukkikat yi ñoom am sax lu nu mën a toogee di xaar. Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. Khadim Mbaye gannaaw doomu Sénégal yooyu nekk ci Maroc ñu wax ci yeneen doomu Sénégal di doomu Sénégal yu nekk ca Gambie te nag seen i doom di jàngee ca lycée sénégalais de Banjul am na nag ñaax ci ñoom ñoo xamante ne ba léegi ñu ngi leen di wër kenn gisagu leen di ay gune yu demoon géej sangu ji ba léegi kenn gisu leen ñu ngi leen di wër mu fekk nag yeneen ci ñeent ci seen morom yoo xamante ne ñoo nekkoon di sangu ñoom génn leen seen néew gannaaw bi nga xamante ne leer na ne ñàkk lañu seen bakkeen leeraleeg ndaw lañ toggal ci Banjul Frédéric Tendeng. naxar ak tiis moo dal njabootu jàng ak njàngale mi ci lycée sénégalais de Banjul ginnaaw bi ñeenti ndongo daara ñàkkee seeni bakkan àllarba ci lab mu nekk ñaar xale yu jigéen ak ñaar xale yu góor ñëpp bokk ci benn classe di 4e. Thierno Ba mooy président bu association des parents d'élèves des écoles élémentaires de Gambie. xale yi dañu doon def seen composition ñu def seen dernière matière bi ba pare après administration libéré leen ne leen dem leen ñibbi vacances jot na. ndeke ñoom organisé wu nañ en cachette dem ci plage bi biñ demee nag mu am noyade 4 gosses ñu perdre seen bakkan. ba ci alxamis bi ñaari néew dong lañ jotoon a gis mu nekk néew benn xale bu góor bi nga xam ne ay waajuram ñu ngi fekk baax ci Togo te mu nekk ci Gambie fii ak benn collégienne bu Sénégal mi nga xam ne moom yóbbu nañu néew bi Touba ngir ñu mën ko rob foofu. une sénégalaise ak benn togolais gis nañ seen néew kenn ki yóbbu nañ ko Sénégal keneen ki ñu ngi nekk nii si rob nañ keneen ki ñu ngi nekk nii si kër seen këram. Kotu West nekk benn gox bi nekk ci saw jant Serekunda fa la famille mel nekk foofu nag ñàkk nañ fa benn xale bu jigéen muy collégienne bi nga xam ne wax nañ ne ko xarañ la ci l'école ñu duppee ko Nadia Sugunda Prera moom nag néewam ba léegi kenn gisu ko donte ñi nga xam ne ñooy ay sapeur pompier ay plongeur ak ay volontaire ñu ngi wuti néew boobu ci géej ba. négandeku ak yaakaar ne dinañ gis néew bi nekk lu métti ak diis ci tant ki nga xam ne mooy Nadia tantam boobu ñu duppee ko Marie Mendy. ñun teeluñu ko yëg because dafa dem tàggu dem school si man la jógee dem school te yaayam le teacher ñoo ko kool ñu ne ko dafa am xale des si géej bi ci la ma kool mu ne ma Sukunda des na si géej bi ba léegi gisaguñ ko depuis démb ñu ngi ko wut ba léegi xale yu góor yi tasaaroon dem géej bu nekk waaye gisaguñ ko. Gambie nag ay musiba yu ni mel dinañ faral di am bu l'école di waaj a tëj ndax collégiens yi ak élèves yi yu bëri nañu faral di organiser ay sorties yoo xam ne seeni waajur duñ ko fekkee ak seeni enseignants su ko defee nag yenn saa ñu jël ay risques yoo xam ne yu doy waaru su boobaa nag musiba bu mel nii bi dal ci lycée sénégalais de Banjul bi danay am at bu nekk. RFM Banjul Frédéric Tendeng. Frédéric Tendeng des ba léegi ci njàng mi waaye fii ci réew mi wax nag ci li nga xamante ne vidéo bi nekkoon ci internet bi fan yëpp kon di ay élèves yu nekk ca CM bu an école tëj ñu kontaan day tax nag ñu jël seen i kay xottate nag noonu tam dëggate seen blouse daal di daaneel tablement yi nekk ci l'école ba mbir moomu nag waa ministère éducation nationale ñu ngi koy naqar bu baax a baax nee na nag lépp lu ci war den ko def ngir lu ni mel bañ a amati Mohamed Moustapha Diagne leen dénk jokko gi ca ministère éducation nationale ñu déglu ko ci jokkoom ak Salimata Aw. lii xew seem am mooy am na ay xale yu doon def composition xam naa nag kontaanuñu ca épreuve ya ma ne waaw léegi nag ñu quelques élèves lañu ñu commencé xotti seen brouillon yi yeeg yooyu di ko sànni ci cours bi am na aussi ay table banc yu yàqu yu nekkoon ci cours bi bon ñu xaw ko dëggaate ak yooyu li ci rafet nag mooy seen mag yi nekk 3e ñi def BFM ñoo dem non seulement arrêté leen nag génn leen sax ci l'école bi xam nga nag jëf yu mel noonu moom nekkul loo xam ne mën nañ ko nangu ci l'école bi certainement nag CM1 que ñoom daañu jël bu ñu identifier élèves yëpp ku ne xam ban classe nga nekk ensuite ñu xam responsabilité ku ci ne mais daañu jël ay mesures ak ay sanctions parce que loolu kenn mënu ko nangu ci l'école bi li ci des nag mooy il faut que parents yi encore di contrôler xale yi ndax xam nga lii ñu def nii ci réseaux sociaux yi lañ koy gis ndax xale léegi lu ñu gis ci réseaux sociaux yi dañ koy jéem a defaat te duñ ci sax xalaat ndax baax na ak bon na
mais ak lu mën na xew ministère éducation nationale mais mënul dina jël ay responsabilités parce que violence bi ci école bi ak moom muy violence verbale physique ak bu ñu ci mën a doon mais duñu nangu mun am ci école bi te dañ def lépp pour génne ko ci l'école bi. mu ne woon Mouhamed Moustapha Diagne di ki ñu dénk jokko gi ci ministère bi ñu dénk njàng mi 8h tegal juróom-ñaari minutes. ak RFM kumpa tàggoo nag yéen. ci xibaar yi wax ci leneen jëm ci tabaski ji fan yu néew des ci ki nga xam te nag mooy jawriñ di ñu dénk wàllum càmm gi di dalal xel yi nee na ba fii nag Sénégal li mu amagum ci xar yu fi duggagum toll na ci 760 000 loolu nag ci 810 000 nga xam te ne moom lañ soxla ci wàllum xar ren ji ci tabaski ji moom Aliou Saleh Diop dalal xel yi ci ne xar dina doy te njëkk li nag dina jàppandi ndong ka. lu yées nag benn ci ay bés daal dee des nag ci tabaski ji ministre de l'élevage di dalal xel yi Aliou Saleh Diop ni bu dee xar rek dina am nag ci marché bi ba mu doy. ci 810 000 moutons yi nga xam ne soxla nañ ko daanaka agsi nañ ci 764 000 donc daanaka àgg nañ ci te des na ay fan parce que dafa am benn matuwaay bu nu jël lal ko ci Sénégal gi yëpp mu ëmb ñaari téeméeri marché ak juróom-ñeent ñu sof ci nag fanweeri marché ak ñett yi ñu ubbi ci tabaski def ko Dakar am na bés bu jot suñuy ndaw yu fa nekk di fa jël la fay dugg di ñu ko yóbbante. Aliou Saleh Diop ni li muy wax nag bu nu xoolee li xew ci fooraay bu Dalifort bu nu ko xaymaa dina dëggal ne xar nag dina doy nag ci tabaski ji. à la date d'hier ce foraay. ba démb nag ci daral bu Dalifort bi nag lu yemoo 43 000 ci ay xar ñoo fi daal dee wàcc boo ko méngalee nag ak situation bi nu amoon daaw nag bu ren bi da koy daal di ëpp 3212 ci ay xar. à cette même période. mu fekk it ni nguur gi daal dee yombal ay financement ñii di éleveurs yi mu doon njàppale goo xamante ni dafay tax nag ba xar daal di jàppandi ci marché bi te njëg lii du doon luy seer benn yoon Mamadou Talla mooy président bu comité de gestion bu fooraay bu Dalifort. ñuy sant également FONSTAB tey jii dugal na ci alal lu ëpp 300 millions mu ngi fi yoo xam ne yi yow yaa ko joxe ci sa ndigal lépp loo xam ne ci aliment de bétail la jotaguñu li ñu war a jot yëpp li nga wax ne nañ ñu ko jox mais am na lu commencé ñëw. ministre de l'élevage ni bu nguur gi nag dee yombalal yëf yi ñii di éleveurs yi ñoom it danoo war a fexe ba njëgu xar yi daal dee gën a woyof ci ñëpp. bu fekkee ne njëg yi ñaar la 300 000 ak 200 000 kese ci marché bi buntu boobu day xat ñii mën a dugg du bari waaye li ngeen koy xëcc waa 150 000 mën a dugg 100 000 am dugg ba 60 000 buntu bu ne yàmbalang la jàmm na ñooy. ren jii nag éleveurs yi nekkee ci fooraay bu Dalifort dégguñu leen benn yoon ñu daal dee ñaxtu ndax daral bi lépp luy matuwaay yu ñu waroon a jël nag ngir gunge leen ci opération tabaski bi daanaka lépp daal dina yemb Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. Ndonga Ka wax ci leneen di ay terrain toll ci fukki junni ak juróom yoo xam te ne dañ fa waroon tabax ñenn ñi sax ñu tàmbali leen tabax moom nag la Descos daal di daaneel ca Thiawane Bambara nekk ci commune bu Chérif Lo ca diwaanu Thiès région bu Thiès kon Descos nag moo def lu ñu mel ndaxte dañoo gis ne lotissement yooyu jaarul yoon maire Chérif Lo mi nga xam ne moom lañ joxoon ci mbir mi daal dinay weddi ba mu seet wi ca leeral Cheikh Anta Diop. waa Descos nag geetaru indi ay sandarma yu takku ay ndërndëraan di yàq borne yi nga xamante ne def nañu ko fii ci commune bu Chérif Lo di Thiawane Bambara fukki junniy borne ak juróom ñu jaayoon ngir ñu mën cee dëkk waaye nag ñii di waa Descos ne lotissement yi dara baaxu ci Bassirou Diouf moom moo yor kàddu waa Descos. ndax lotissement boo xam ne amul autorisation de lotir waxuma la ak jaay mais publicité sax boo ko ci defee yoon mën na la topp donc nga def lotissement boo xam ne amul autorisation def bornage yi di ci jox ay nit léeg-léeg benn parcelle ñu jox ko ñaari nit ñetti nit loolu ay coow rek lay jur ëllëg dina may ay enquêtes yoo xam ne dina suivre lii nga xam ne gis nañ ko te mu nekk loo xam ne normalement autorité territoriale waru ko def parce que yoon moom ñëpp ko war a xam donc ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci gox yi war a dimbale administration centrale pour que lu jaarul yoon nu signalé ko malheureusement ñoom da ci am ñoo xam ne dañuy profiter ci seen position di def ay lotissement yoo xam ne coow rek lay jur ëllëg si biir. lu toll ci 4 téeméeri hectares ak juróom fukk moom la ñu xàll fii joxoon ci baaraamab tuuma maire Chérif Lo di Ousmane Sarr di weddi tuuma. jëlee naa ko urbanisme bi terrain yi lotissement administratif la maire moo ko porté kenn moomul lotissement bi maire moo ko seere mooy monsieur le maire Ousmane Sarr bii di wax ak yéen tey kon promoteur yi fi nekk yëpp maa leen fi dugal terrain bu lu leer naññ la nekk lu wér la ñu nekk fu ñu ne woon ñu génne suñu document yi leer naññ. ngir wattu nag la xewoon fële ca Mbour 4 extension am ñuy daanali kër loolee tax waa Descos teel a jóg addu ci balaa kenn di fi tabax RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop syndicat bu bees juddu ca RTS syndicat boobu nag mi ngi tudd syndicat des professionnels de l'audiovisuel public ñu nekk foofu noo ko taxawal ngir nag liggéeykat yi nekk ci région yi di correspondant ak yeneen ñu gën leen a bàyyi xel ñu ngi ko taxawal nag ca Kaolack
Kaolack fekkoon na ko Ibrahima Diamé. ci biir studio RTS bu Kaolack la agent radio télévision sénégalaise yi lee daal di defee seeni réunion ngir samp syndicat bu bees bile ñu duppeekoon syndicat pour les professionnels de l'audiovisuel public syndicat bi nag li mu namm moo di boole ñëpp njaboote képp kuy liggéeykatu RTS kii di Papis Diallo di animateur RTS Thiès moom la ñu samp ci bopp ba. syndicat bi dafa am particularité syndicat bi déjà ci juddu gi rek ñun am nañu ñaari téeméer ak juróom fukki membre maanaam 250 donc déjà dafa jël en compte aussi région wu Sénégal yëpp fépp fu agent RTS nag ci beneen fànn syndicat bi tamit dafa dajale ñëpp ñuy liggéey RTS sans exception tous les corps de métier moo tax ñu tuddee ko le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public. syndicat bi nag objectif am moo di kon fexe ba gën a ñoŋal li di nekkinu agent yi sur le plan social ak seen conditions de travail waaye surtout xeex ñàkk yemale bi ñu gis ne am na ci diggante agent RTS yi nekk ci maison mère bu Ndakaaru ak yi nekk ci station régionale yi. gisuñu woon seen bopp ci maanaam liggéey bi fi amoon moo tax ñuy wax équité territoriale dañu prôné vraiment pour que agent wu bu nekk Tambacounda agent bu nekk Sédhiou agent bu nekk Thiès ak agent bu nekk Dakar ak feneen ñoom ñëpp yam ñëpp ay agent wu RTS lañu. bureau syndicat bi la sax boo ko seetee ñi ci ëpp moo di liggéeykat yi nekk ci station régionale yi mu doon nag beneen syndicat biir RTS bu nga xamante ne deful benn xaaj ak seen ñëpp lay xeexal Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diamé wax ci leneen muy wàllum tourisme code du tourisme bu bees daañu ko samp bala yàgg di nag code boo xam ni ko tax a jóg mooy daal di yoonal liggéey bi ci wàllum tourisme ñi nga xamante ne ñoo ngi ci yëngu di ci liggéey jamono ji ca diwaanu Saly gi nga xamante ne ñu ngi ci amal ab ndaje Ismaïla Dione mooy directeur de la réglementation touristique ca ministère bi yor tourisme ñu déglu ko ak Abdourahmane Diallo. Puis 2019 am na benn projet de loi portant code du tourisme boo xam ne daanaka document bi pare na waaye ñun dañu ne woon pour ñu bañ a perte temps ci bu demee ba ñu adopté ko tey dañuy liggéey ci li ñuy wax les décrets d'application parce que loi bu nekk bu amul décret d'application rek duñ ko mën a maanaam commencer doxal te alhamdulilah pare nañ liggéey boobu. ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk secteur tourisme muy professionnels yi acteurs yi ak ñi nga xam ne ay administration lañ seen secteur laale ak secteur tourisme yëpp ñëwoon nañu participer ci li nga xam ne mooy liggéeyu décret d'application yooyu te tey ngeen xam ne décret yooyu dina am njariñ torop ak code bi ndaxte dina permettre ñi nga xam ne ñooy restaurant de tourisme yi nga xam ne ba léegi nekkaguñu woon ci champ d'application ministère du tourisme dinañ ci bokk ndax prévoir nañ leen ci biir code boobu loi boobu ak ñi nga xam ne aussi mooy agence virtuelle yi ndax da ngay gis léegi ñoo xam ne dañuy yor téléphone rek wala yor seen ordinateur n'est-ce pas di réserver ay billets wala di émettre wala di def loo xam ne maanaam amuñu benn këyit bu leen may ñu def loolu ñooñu ñëpp léegi dañuy dugg ci li nga xam ne mooy champ d'application au ministère du tourisme te loolu yëpp dina tax ñu gën a maanaam ñoŋal liggéey bi ñuy def ci wàllu assainissement wu secteur bi mais aussi li nga xam ne mooy réglementation bi de manière générale. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay Alaaji Njóob. loo ko doore. ak Linguère bu Ndar bi nekk champion du Sénégal si Ligue 2 gannaaw ba nu daanee démb ca Ndar équipe bu Guédiawaye football club ba demoon foofa jiitu woon ko ca ba mu yegsi waaye ñaari bal ci dara yi leen mujj samañ moo tax ba waa Ndar yi daal di kon jeexal nekk champion ba noppi rawee benn po ñii di waa Guédiawaye football club Abdou Majib Diagne moo di entraîneur bu Linguère bu Ndar yëkk na ci ay kaddu nañ ko dégg. match bi moom match bu am solo la parce que match la boo xamee ne boo ko gagné da ngay yéeg ba pare nekk ci bopp bi raw gàddu bi comme ni ñu koy waxee. ba pare sa dëkk la donc yéeg ci sa kanamu public ak jël ndam la donc amul lu ko dàq. donc mbir la boo xamee ni footballeur bu nekk daf ko war a yàkkamti am ci jaar-jaaram ci football. football que ak ni nga ko daan comme ni nga ko daan footballé. parce que li ñuy wax rek boo bëggee def lu ëpp finalement da ngay dem ba dootoo def dara da ngay jaaraa ko di wax ni public bi du nekk lu dul njëriñu équipe bi parce que day pousse. ma leen di ñaax nag aussi ñuy encourager seen joueur bañ leen yooxu parce que football parfait amul fenn ñëppay juum lu mu mën ci mel rek ñuy pousse ba ñu am li ñuy wut parce que ñun ñëpp ñoo bokk objectif incha allah. moom jàpp nax ni équipe bu Linguère boobule kon daa dina yéeg première division àndax équipe bu Guédiawaye football club yeneen jongante yi démb nii la tëddee jik moo daan Kër Madior 1-0 Thiès FC daan Africa Promo 2-1
Sonacos daan Amitié 3-0 jamono Fatick dafa ñàkk diggante ak Demba Diop 2-1 Tewo diggante Wakam ak Renaissance kenn dugalul dara Port duma EJ Fatick 2-0 leneen si wàllub football bi si réew mi desu ko waxtaanee mu jëm si équipe nationale bu Sénégal bi nekk ca Nigéria di joué foofu wàllu mini foot ñoom nag qualifié nañu ci wàllub demi-finale yi gannaaw te joué wuñu sax seen diggante ba Côte d'Ivoire ndax coow la daa amoon foofa coowal mayo ba taxoon Sénégal yi daal di kon sàkku ñu daal di jëmmal li nga xam ne mooy sart yi doxal googu lay xeetu football muy mini football bi ba ñu jeexalee nag kii di seen entraîneur bi daal dina dikkaat ci micro Cheikh Tidiane Diagne ndawal RFM ci Nigéria ci lu tax ñu lànkoon ni duñu football ak waa Côte d'Ivoire te ñoom nangutoon itam soppi seeni ay mayo. Pratiquement, on a attendu 1 heure de temps parce que ce qui se passe au mini-foot, c'est du n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule personne qui décide. Vous venez forcer, on est là, on force, je ne marche pas avec. Il faut respecter les gens. Il y a un règlement, il faut respecter le règlement. Maintenant, voilà, les arbitres ont pris leur décision. Après, ils ont poussé parce qu'ils ont une décision Bob, mais poussé et finalement, ils ont pris leur décision. On a gagné par forfait. Reporter jamais, reporter du fait. Match, mais du Sénégal, Côte d'Ivoire. Donc, reporter même du fait. Donc, Taïgini, je pense que le Sénégal a gagné contre la Côte d'Ivoire par forfait et que demain, on se prépare, Inch'Allah, pour nous jouer notre demi-finale et que Taïgini a un match pour nous rejouer contre Côte d'Ivoire. Un match, Taïgini, c'était prévu à 21h. Match Amoul, parce que Côte d'Ivoire a un problème maillot. Comme nous, nous devons recevoir. Nous avons un maillot de substitution. Lors du temps, nous avons habitué déclaré forfait. Donc, match week-end de rejouer. nu jeexal ak wàllu njaay meek njëndum joueur mi ci wàllu mercato bi ñii di waa Metz yokkal nañu contrat Papa Makhtar Sarr benn at ndax gis nañu ni xale bi ba mu dikkee foofu ba léegi jógee génération foot daal mu nga fay liggéey bu am solo ndax football na fa ñaar fukki match ak juróom daal di fay dugal ñeent ci ay but tey itam wane na taxawaay bu jekk ci terrain ñii di waa Liverpool ñoom dañoo teg seen gët ci Ismaïla Sarr guddi yu ñu toll nii nee na noom it noo génnee lu toll ci ñeent fukki millions ci xaalisu euro waaw ci xaalisu euro ngir jënd ko xale baa nga ca Watford di fa football moo leen sax bokk ci ñi leen yéegal dugal na fa fukk ak ñetti ci but daal di fay joxe ñeenti passe décisive moom nag fu mu toll nii waa Liverpool dañoo taxaw temm daal yitte woon nañu ko lool ndax gis nañu nii bu dikkee seen équipe booba xëy na ren seen taxawaay dina wute ak bu daaw ndax ñoom daaw dañoo lajj ci pàcc yëpp gañewuñu dara defuñu dara loo xam ni taxaw na seeni supporters kontaan moo tax ñu bëgg a yeesal seen bopp ngir fexe ren ji def seen kim kattan ba supporters ya amaat mbégte. jaajëf Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. mag leen di nuyu mbokk yi la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba mooy titre téere bu njëkk bu Khadim Mbacké Abbas ci biir téere boobule nag muy wax ne politique ci gis-gisam du rek xëccoo nguur Mame Astou Kane moo ci waxtaan ak moom. politique mu jëlee ko ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba loolee doon titre téere bi nga xamante ni Khadim Mbacké di doom ci Serigne Abbas Mbacké mi fi nekkoon xalif Daaru Muxti bile téere nag ñi ngi ko bind ci 176 xët moom mi di wax ni politique aristocratique bu Cheikh Ahmadou Bamba moom la bëgg a jëmmal. politique c'est pas au sens de la conquête du pouvoir maanaam sens boo xam ne organisation wala l'éducation à la vie sociale maanaam naka la ñuy organiser suñu société mais teg ko nag ci njàngaleem Sëñ Touba ci mbindum Sëñ Touba lan la wax ci citoyenneté lan la wax ci la civilité. ci bile téere ñu am ci 8 chapitres benn ci yooyu mu ciy wax non violence Khadim Mbacké bëgg a wan ndaw ñi yoon bi ñu war a jël ci booy wax ab murid nga. loolu noonu rek buñ ko appliqué woon mën nañu éviter violence yi ñu gis ci milieu scolaire bi wala ci université bi. moom bindkat bi di xamal ñii di tagg Cheikhul Khadim li ñu war a def rek moo di changer méthode. rapport bi ñu am ak Sëñ Touba wala rapport bi ñu am ak mbindam man duñ ko changer mais mën nañ ci yokk yeneen. Sénégal problème yi am wala ñun communauté mouride problème yi am parce que dañoo waxul li sëriñ bi jàngal. am na ci ay vers yoo xam wala ay mbind Sëñ Touba yoo xam ni comme ni mu amee ci alxuraan yàlla wax ko day décrire ay réalités yoo xamante bi ce n'est pas accessible à la raison humaine buñ ci wax tamit pour flatter les esprits médiocres mais wala boog pour jël li nekk ci poche nit ñi mais amul sens. Khadim Mbacké juddoo ca Daaru Muxti amee diplôme fële ci université Sorbonne ba ne ca Paris gannaaw ba mu amee licence am ci lettres modernes moom doomi Serigne Abbas Mbacké bi bëgg a topp ay tànk Cheikh Ahmadou Bamba nar a basé wu
ci njàngaleem Serigne Touba bi nga xamante ni bu nu sukkandikoo ci moom moo lay wan yoonu dëgg. ba tey ci secteur livre bi secrétaire général association des écrivains du Sénégal moom mu ngi lancé appel ñi nga xamante ne ñooy way politique bi rawatina ñi nga xamante ne ñooy bind ay téere te seetlu ni téere yooyu lay mooy ëpp succès ci suñuy librairie Seydi Sow kon mu leen di ñaax seen livre yooyu lay ñu koy defaree fii ci suñu réew bu ko defee secteur édition bi gën a am doole ñu déglu ko. parce que on peut politique tamit dimbali wuñu édition yi à commencer par président moom mooy premier protecteur des arts et des lettres mais gis nga livre mi yëpp mu ngi koy génne ci bitim réew. loolu metti nañu lool parce que suñu sañoon ki nga xam ne mooy suñu njiitu réew suy génne téere mu ñu jox ñu ko suñu sañoon tamit mbooleem député yi mbooleem ministre yi mbooleem ñi nga xam ne ñoo am ndomm ci biir réew mi suñu génnee téere balaa ñu dem di koy jox France tuggal ak feneen ñu jox ñu ñun éditeurs yu ndaw yi ñu nekk ñi Sénégal ñu jox ñu